ngeen jëf ci seetaan beeg déglu bi mbokk yeeg xarit yi daleen ak jàmm ci seen émission sortie nag comme ni ngeen ko gisee ci dorteel bi ci ay bés bi nga xamante ne dañ ci màggal jigéen mu di 8 mars dama naan sax dañuy xabaabal ne weer bi yëpp mars nga xamante ne jigéen dañ ko ci sargal di ko ci màggal waral nag seen émission comme ni muy doxee jëm ci tollinu askan wi ak li muy laaj ñu daal di fi dalal ci seen émission sortie ab soxna soo xamante ne ñu bëri xam nañ ko ci réew mi ci taxawaayam ak ci doxalinam ci ni ñuy dundee saa su nekk di professeur Amsatou Sow Sidibé nekk professeur agrégé en droit titulaire de classe exceptionnelle nekkit présidente parti politique bii di Carlenen professeur ma nuyu la dalal la bàyyi la nga nuyoog suñu auditeur ak téléspectateur. Ndeye Fatou maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaare maa ngi lay sargal jigéen ju mët a sargal nga ndax liggéey bu rafet bi ngay def macha allah di la encourager di profiter aussi ci occasion bi pour nuyu sénégalais yëpp képp ku ñuy seetaan mais nag surtout jigéen yi ndax weeru jigéen yi la ñu nekk dañ leen di sargal di leen tàllal loxo di wax xam naa ni suñu jàppoo dinañu indil lu bare suñu askan. waaw ndax jàppoo boobu xam naa ne dinañ ci ñëwaat entre jigéen mais dama lay laaj d'abord 8 mars ni ñu koy màggalee c'est vrai doorteel bi ay jigéen yu doon liggéey la am problème xeex ba tey jii ñu reconnaître leen ci tollinu société sens ndax célébration 8 mars am na ko ba tey moment bi nga xam ne jigéen wane na boppam ci lu ne. waaw defe naa tey sax la gën a am solo ndax jigéen yàllaa ko sàkk jox ko ay ax ak ay yelleef jigéen di tuñi jigéen di wane fulla ak fayda waaye jigéen lañ ko waroon a xamee lañu ak askan wi li mu waroon a accepter ne jigéen noonu la war a mel defagu ko kon bokk 8 mars dina tax ba ñuy fàttaliku te soññ nit ñi pour ñu teg jigéen fa mu war a nekk. ci yenn anam nga jàpp ne jigéen ba léegi fa ko askan wi war a tegagu ko fa. xam nga suñu borom moo sàkk jigéen wekk ko lool man nag comme musulman la li may jël rek comme firnde mooy ci suñu religion musulmane jigéen ci religion musulmane suñu borom daf ko may solo gu mat sëkk ndax fa islam jógee muy arab yi bu jigéen daan juddu dañ ko daan suul daawuñu ko sax rey suul noonu ndax ñu ne amul njariñ suñu borom ne bàyyi leen loolu bu ko fi kenn defati jox leen ko ay àqam ba mu mat sëkk te dee leen koy toppatoo di ko jàppale xam nga loolu ku ko def nga lu rëy ba pare ci suñu diine jooju mu am ay jigéen yu ñu ràññee ca biir soxna Faatumata bintu yaa Rasulullah soxna Aïcha ak ñeneen ñoo xam ni duma ci fàttee soxna xajara soxna xajara mooy jigéen jooju nga xam ne dafa am liir bi amul ndox mu naan muy dem ak a dellu si di dem ak a dellu si pour wutal ko fu mu naanee xam nga loolu moo indi safa wa marwa soo demee Màkka umra wala aj defoo safa wa marwa amuloo umra amuloo aj mu di ko def ba suñu borom bëtt ndoxu zam-zam te boo demee Màkka li ngay xinte mooy naan ca zam-zam ba doy lawu la sax moom ngay sangoo nga xam ni jigéen ci l'islam lu am solo la waaye nit ñi ni ñuy jàngate islam moo xaw a doy waar li sañu borom bëgg maanaam ñu teg jigéen teg ca kaw boole ko ci lépp mu dugal loxoom ca lépp ñu reconnaître loolu ne lii suñu borom nii la ko bëggee ñu bari loolu la ñu bañ moo tax le 8 mars di lu am solo ñu fàttali ni jigéen suñu borom ak a sàkk may ko fulla may ko fayda société bi nag
su fekkee daf ko bañ a may fulla ak fayda il faut ñu fàttali ko xam ni loolu àndul ak lu suñu borom bëgg àndul ak lu suñu borom bëgg waaye nag ci nekkin bi jigéen moroomu jigéenam d'abord moo ko njëkkul a yëkkati ndax soo seetee toujours entre femmes solidarité bi ci war dafay des beneen wàll bi ci activité yi ak ci bu mënti doon góor ñi it mayuñu jigéen ñi fu ñu mën a émanciper woo ak fu ñu mën a épanouir wala sax mën a exceller ndax soo seetloo toujours rek fu jigéen nekk góor dañ koy étouffer wala dañuy fexe ba li war a doon ci moom ci percé ñu di ko teqatal. xam nga société bi ñuy dund noonu la maa ngi lay wax société arabe fës l'islam jógee l'islam dafa ñëw xool société ba na muy doxee baaxul moo tax l'islam juddu te bi l'islam juddoo dafa ne attention wekk leen jigéen ndax suñu borom moo ko sàkk may ko solo bu bare bon mais effectivement suñu société ni ñuy interpréter yëf yi góor ñi ñoom ñoo def interprétation yi ba pare góor ñi dañu am benn place c'est normal ku ci nekk nag boo ràccee jëmale sa kalam mu dëll góor ñi dañuy ràcc di jëmale seen kalam mu dëll jigéen ñi ñoo war a am fulla ak fayda te nag bokk booloo parce que kat fa ñuy dogalee su fekkee ni jigéen nekku fa kan moo koy dogalal kan moo koy toppatoo kan moo koy jox la mu war a am bu fekkee ni jigéen mu nga fa du fàtte moroomu jigéenam kon boog jigéen ñi moo tax ñu war a def solidarité bu ñu deful solidarité ñooy perte te jigéen soloom ci askan wi waay nañ ko wax te nañ ko dugal ci suñuy xel ak suñu xol ndax suñu ko deful ñooy pertement la de jigéen nag boo ko tegul fa mu war a nekk askan wi yëpp ay perte ndax ay yaay lañu am yërmande wekk suñuy borom kër bëgg toppatoo suñuy doom bëgg askan wi suqaliku kon boog suñu tegul fañ ñu war a teg askan wi mooy ñàkk askan wi de daa mel ni yéex nañ koo def foofu ñu ñëw ci yow en tant que femme politique waaw ñu jël exemple Sénégal yow doon nga fi candidate élection gañewuloo Juma Jeng pareil bi soo xoolee résultat yi jigéen ñi di am sax yow da ngay en tant que femme da ngay yéemu ndax tout le temps ñoom résultat yi ñuy am bu dëgg yàlla du encourager benn jigéen ngay samp sa nënd naan da ngay laaj réew mi waaw man bi ma jëkkee sant sa nënd dama créer mouvement bi rek dugg ndax dama gisoon ni arène bi dafa tëju góor ñi rek a ca nekk ma ni nag dama koy ubbi dugg ubbi naa ko dugg amuñu woon poñ yu bare waaye loolu symboliquement dafa amoon solo ndax fit la ñu jox jigéen ñi ndax jigéen war na am fit waxuma fitu def lu bon mais fitu def lu baax maanaam ne dama bëgg sama askan deminam nekk neneen donc def nañu loolu waaye nag est-ce que dinañ ci am fit ndax nee naa la ku dégg résultat yi ci jigéen ñi am muy yow muy Juma Jeng Jaxate loolu encouragé wàññi boo gis benn la commencé wàññi boo gis benn la doore jigéen ñi nañu xam ni société bi ni mu demee woon noonu la woon waaye incha allah dinañu dem moment boo xam ni nit ñi dañuy xam lan mooy soloy jigéen mais ban différence lan moo wutale ci mbirum mën a téye askan góor ak jigéen jigéen ñi dañu jàng ba ni ar jigéen ñi yàlla may na leen ñu mën liggéey ñoom dañuy liggéey njël ba xaaju guddi liggéey moom kenn du leen ko jàngal ba pare jigéen ñi li ñuy wax jikko yu rafet yi mais ñoom ñoo koy dugal ci askan wi bu jikko ji bonee tamit ñoom la mais bu jikko ji rafetee ñoom la kon boog moo tax mañ la pertement la te gis nga boo demee ci ay réew yu mel na Libéria présidente ba fa nekkoon madame Ellen Johnson Sirleaf dafa ñëw gis Libéria nekk ci xeex bu métti Libéria kenn xamatul lu muy niru yàqu carrément
waaye dafa ñëw defaraat ko ba mu jekk ba ñeneen mën a jël place am ñoo occupé ko. nga war a xam ni jigéen d'ailleurs defe naa ni askan yi léegi bu ñu muusee bu ñu nee woyaay yooyu ne yaay wallu ma. waaw bu ñu nee woyaay ne yaay wallu ma boo jëlee exemple Ellen Johnson Sirleaf dama la fay tegal beneen boo xamante ne it foofu dañ fa xeex jigéen mu di bu Dilma Rousseff ba nga xamante ne moo nekkoon présidente Brésil moom it gis nga ci wàllu corruption boo xam ne président ba fa nekkoon di Lula sax moom lañ ci joxoñ baaraama tuuma xëy na parrain la ci wàllu politique ci loolu la ñu combiné fexe ba jëlee ko ci bopp réew ma teg fa góor. waaw noonu la dégloo li ma la wax. boo ràccee jëmale sa kalam mu dëll góor ñi ñoo fi nekkoon di occuper poste de responsabilité yi bu jigéen ñi taxawee léegi mais loolu problème la ci ñoom dañuy daal di ku ci nekk da ngay xeex pour occuper place ba nga war a occuper moo tax jigéen ñi war a am seen muusaande ñoom i tamit occuper place ba ndax bu ñu koy occuper day am solo ndax gis nga jigéen ci société kenn ëpp ko ca solo te jigéen bu fekkee dafa nekk en difficulté borom këram nekk en difficulté waa këram nekk en difficulté jigéen bu fekkee ni am na kattan mën-mën borom këram dina ko yëg waa kër ga dinañ ko yëg mag ñi daañ ko yëg xaleel dina ko yëg waa koñ ba daañ ko yëg askan wa yëpp dina ko yëg kon boog ñu war a xam ni rek pertement la waaw ñu ñëw nag ci wàllu actualité bi nag soobu ci li fi jot a xew ndax d'accord nga ci li ma wax man lu jëm ci jigéen moom du ma mën a bañ sañu maa bañ ndax fekkee ma ci boole ci jigéen ñi inshallah macha allah fekkee it boole ñu si ñu wax ci wàllu actualité bi ak li nga xamante ne gis nañ ko jamono ji muy coow lu bëri ci langue politique bi opposition ngi xëcc jëmale booram ni nga ko waxee ci wàllu xëcc jëmale sa boor ku raak jëmale sa kanam mu dëll ndax élection bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal 2019 anam yi ñu koy waajalee dalul seen xel waaye li gën a attirer attention nit ñi mooy camp pouvoir bi yor lenge yi foofu nag la cin bi gën a baxee ku nekk ngi daggee ci langue bi wax sa mbiru bopp gis nga Alioune Badara Cissé barki dem boo jaay moom mi fa bokk moo taxaw ne élection yi ni ñu ko organiser ci législative yi jaarul yoon kon nag waruñ koo mën a reprendre Aly Ngouille Ndiaye mi ko war a organiser xëy na moom dina fexe ba ku faral président Macky Sall dina la inscrire fexe ba nga jot sa carte fexe ba nga voté pour président Macky Sall mu fexe ba kooku jàll premier tour te moo war a organiser élection Youssou Ndour bokk ci parti wala camp présidentiel ne moom Benno Bokk Yaakaar lim ci gis déception kese la et que àndam ak président Macky Sall yi gis na ne à part président entourage bi baaxul yooyu noo koy jàngatee. lamb ju tas. ku ne gàddu sa seen. waaw lamb ju tas. élection yi législative yi ni mu demee woon ñëpp xam nañ ko donc Alioune Badara Cissé la mu wax dëgg la ndax jalgati bu mat sëkk moo amoon kenn xamul lan la man xam nga waxoon naa leen fi ni ci élection yi comme aw ma woon moyen aw ma woon représentant ci bureau yi fépp fu ma dem sama bulletin nekku fa wala bu fa nekkee dañu jël sama bos dëpp ko. Mais El Hadj Diouf wax na lu ni mel. mais noonu lañ def fépp noonu lañ doon coincé nit ñi ak yeneeni façon yoo xam ni daal yu doy waar la yu rafetul ci dëkk bu mel na Sénégal nga xam dañu ne pays de démocratie la mais Benno Bokk Yaakaar ci boppam moom i tamit xam nga làmb ju tas la xam nga lu tax waaw dafa nekkoon au départ yaakaar ndax dañu ne woon dañu bëgg lu bees ay nit war a ànd liggéey pour lu bees intérêt supérieur u Sénégal nga xam dañu naan rek li ñu bëgg mooy na askan wi suqaliku coono gi génn fi ñu élire président Macky Sall mais man ca njëlbeen yëf yi dafa door ma gis rek xeeñtu ma ni lii cin li muy xeeñ neexul xam nga dañu ne cin bu naree neex su baxee xeeñ waaye la ma doon xeeñ neexul ba ma jëkkee gis président Macky Sall dama ne ko man de li ma gis mooy Benno d'en haut ak Benno d'en bas
xam nga théorisé woon naa ko. waaw bennoo ba ca kam. ba ca kaw nga xam ni xëy na la ca nekkoon ci parti politique ëppul ñeent. desit ba yëpp ca suuf base ba nga xam da ngay ñëw toog nappaajee def lu la neex. mais loolu nga xam ni ñañu waroon a teg fañ leen war a teg teguñu leen fa. lenn rek la ñuy xalaat ku lay defal politique politicienne. di la jeey di def leneen lu dul liggéeyu askan wi pour nga faluwaat loolu nguur war na kaa def. yow yaa di xalaat beneen mandat ëllëg nga liggéey boo bëggee xalaat beneen mandat da ngay liggéeyal askan wi. mu ne la wiiw. mais yow da nga toog rek daal nit naka lay ñuy def ba mën a jalgati ba ma toogaat. bu ma la déggee bu baax président keroog ba mu toogee ba dugg pale ba la ma sa doon mébétam mu jóg ci taxaw ci tem mooy fexe ba faluwaat mais du liggéeyal Sénégal. loolu laa gis de man loolu laa gis moo tax ma ni ko man nag dëgg laa lay wax de dëgg nag dafa metti yenn saay moo tax ba ma fa toogee ay diir ba mu mat lu mat at ma ca topp kaani gi dafa wexoon ndax yaa ngi ciy dégg. ndax dëgg yaa ngi koy wax. dafa wexoon mais nag ñun ay mag lañu dara duñu tax a fen li ñu tax a jóg mooy askan wi te lépp lu ñu war a mën a def mu waroo ak li askan wi war a am duñu ko nangu man mii damay fàttali ni. université professeur laa fa woon di jàngale droit. waaye dama nekkoon directrice su institut des droits de l'homme et de la paix fe ñuy defee affaire u àq ak yelleefu doomu aadama ak jàmm. te la may jàngal étudiants yi ci loolu mais il faut ma appliquer ko. kon boog fa ñuy nasaxal askan. duma fa wax leneen lu dul d'accord. loolu tax nga jotee alors. donc Benno Bokk Yaakaar bu demee noonu nga xam ni day am ay clan bii clan nga bële nga day am ay ñooro ak yooyu mais du mën a dox. du mën a dox mais yow ndax suivre nga bi nga xam ne moo ci mujj yuuxu wàllu bi ci mujjee nga xam ne Youssou Ndour moo ko def moom li muy reproché carrément compagnonnage am ak président Wade boo ko liggéeyatee bennoo bi am na tuuti la ci am ci pourcentage APR moo ci ëppale ndax xiiroo ngaayoo bi mu ne la ñuy def boo demee tëgg fii ñu ne la fee boo demee tëgg fee ñu ne la bul fi yegg seeg yooyu du ma marionnette kenn du ma animateur kenn mais loolu wax APR a koy def ndax barki démb boo Njaay la jógee Podor ba mu fa tëggee ci njum ci la partisan wu Abdoulaye Daouda Diallo yi di ko yàq lu mel ne xame parce que Cheikh Oumar Anne moo ko fa yóbbu te kooku Abdoulaye Daouda Diallo dañoo xiiroo di ŋaayoo muy benn aspect deuxième aspect ci communication bi mu def moom ministre conseiller la yow nekkoon nga ministre conseiller te yaakaar naa li leen tax a toog ca palais ba mooy di xelal njiiti réew mi ci luy jëmale kanam askan wi ak ci tolluwaayu réew mi waaye ministre conseiller bu def benn sortie médiatique waxu ci nii la askan wi war a toogee lii moo baax ci askan wi lii moo bon ci askan wi kon salaire am war nañ ko cee jox demande d'explication liñ koy fay ndaxte dafa mel ni moom li tax ñu teg ko wala li mu war a xalaatal ak ni mu war a taxawee ñoru ko xëy na problème crypto personnel moom lay jiital ci mbiram en tant que ministre conseiller est-ce que du li la daloon tamit moo ko dal moom duy gisee njiiti réew mi ba li ko war a mën a métti mu waxtaanee kook moom. ma ni man daan naa gisee. ak njiitu réew mi pendant un an. un an et quelque. waaye bu ma ko gisee dëgg laa koy wax. nee na dëgg dafa metti dëgg gi xëy na moo wexoon dégloo mañ la kaani gi. dëgg gee wexoon xëy na et puis bon dégloo mañ la làmb ju tas la woon tamit. waaw mais toog nga 2 ans bi ngay génn ne en tant que ministre conseiller mënoo ko gis te yow jàpp nga ne loolu kon amalatoo après mënatuma ko woon a gis. waaw bi ma ko waxee dëgg moom laa lay wax. dëgg gee wexoon. bi ma koy wax dëgg ba supporteetu ko ña mu àndal supporteetuñu ko suñu yeewoo xëy suba naan dàqal kii génneel kii ndax li mu wax dafa metti évidemment looloo tax
séparation bi am. mais je ne sais pas ku ci nekk ak sa kaa la man xaw ma digganteem ak Youssou Ndour lan la. waaw mais yow bu ma ci duggee rek wax ci. nooy analyser sortie médiatique bi mu def. man sortie médiatique bi nag j'avoue que la ma ci comprendre barewul. la ma ci comprendre barewul ndax déggoon naa ñu koy wax di ko annoncé évidemment amoon naa curiosité dem naa xool. jaay nañ ko daal. mais li ma retenir moo di ni finalement moom lay jàppale. loolu laa ci retenir donc lu ma ci comprendre sax barewul mais li ma bëgg a wax man. mooy ci affaire Benno Bokk Yaakaar. sabar gu tas la. te la leen tax a jóg du askan wi la leen tax a jóg. mooy nu ñuy def ba toogaat. waaw loolu loolu moo ma ci gën a intéressé. waaw kon yow tamit kon sortie médiatique Youssou Ndour bi déception bi mu am ci compagnonnage yow déception nga am ci sortie médiatique bi ndax li nga doon xaar gisoo ko bañ la ko annoncé. man xaaruma ci woon dara ya xamoon nga ne ay raay mbel la rek xaaruma ci dara parce que Youssou Ndour li mu wax moo di ne il est déçu. mais il fallait que ma toog xaar calmement sereinement lan moo tax mu déçu. bon mais gisoo ko. bon gisuma je n'ai pas tellement vu li ma bëgg wax rek mooy. moom wax na ci Benno Bokk Yaakaar ñeneen wax nañ ci Benno Bokk Yaakaar. teew ci bu ma boolee yëpp te man ca laa bokkoon. dama ni sabar gu tas la. sabar gu tas la kon nag ñu wax nag kii loo xam ne moom du doon sabar bu tas waaye sabar buy dajale la Sénégal loolu lañ gën a soxla sax mu di cadre de concertation bi nga xam ne tegoon nañ ko fii ambassadeur Seydou Nourou Ba ñu joxoon ko muy piloté travaux yi jël na sax liñ ci jot a tënk jébbal ko ministre de l'intérieur ngir président saytu ko xool lan lañ ci mën a def. ñun liñ ci intéressé mooy juróomi poñ convergence maanaam moom ngeen ci ànd pouvoir ak opposition ak non aligné yi nga xam ne yow ci nga bokk ak juróomi poñ yoo xamante ne àndu leen ci foofu noonu ñun ñi war a xaar lu ñuy tànki kanam ci dialogue pouvoir opposition ndax duñ ci am mbetteel juróomi poñ yooyu noonu nga dikkaat ci faran-fàcce surtout ci yi ngeen ànd ak yi nga xam ne àndu leen ci. daanaka ànduñu ci dara. man dem naa fa parce que encore une fois man fu ñuy waxee jàmm. ak dialogue maa nga fa. dem naa fa déglu participer ma gis ni ci poñ yi ñu gën a amal solo côté pouvoir bëgguñu ci def lu ànd ak. waa non aligné ak opposition soxla donc ñoom dañuy ñëw ak seeni idée préconçue naruñu ci d'accord ñu ci génn ci ma sentir ni daal defuñu benn effort pour juboo mën a am pour déggoo mën a am moo tax fa laa leen bàyyi ne yekk bu naqadi man dem naa avant yëf yi jeex. mais bu ma gisee résultats yi parce que envoyé nañ ma rapport bi ñun parrainage lañ doon wax ni bëgguñu ko. ñoom waxatuñu parrainage leneen la ñuy wax. kon yow gedd nga concertation bi laataa ñu koy tënk di ko jeexal. mais lu yàgg. man tooguma fay di fa perte temps ba ma gisee nii. bu ñu génnee am na ku leen di wax bu leen jógee ci poñ bi. ah oui. man ci laa ni fii du ma fi perte temps. daa amoon beneen commandeur wala commandant boo xamante ne mu ngi woon ci ginnaaw lu ngeen wax rek bu ngeen fa jubóowul mu ne na gën a métti waaye bu fa juboo am. ñoom bu ñu jëlee seen loxo. waaw teg fi nii tant que keneen neewu leen génne ko fa duñu ko génne. kooku kan la. li ma mën a wax moo di ne man am na benn kàddu bu ma déglu ci président de la république mu nekkoon ci benn dëkk def naa Addis Abeba la xaw ma. waaw mu naan bu ñu kenn fontoo personnalité neutre. xaw ma militaire duma ko fi dugal. waaw bu ñu kenn fontoo mais moom dafa nekkoon ci concertation bi bay mën a am boobu attitude.
xëy na dañ ko rendre compte. musul toog ci table de concertation bi mu nga nekk Addis Abeba joxe ay directives ne waa côté pouvoir bi majorité bu leen fi nangu loolu ndax duma ko nangu ba ñun sax mu jël baaraama di ko dugal suñu biir bët ndax loolu lay niru dafa nii bu ma kenn fonto personnalité militaire du ma ko fi teg mais du noonu président de la république day tëddee njaaxanaay wax dëgg yàlla xam ni moo war a uuf ñëpp foofu majorité nga fa opposition nga fa non aligné nga fa na xaar bañ jox ko rapport bi jébbal ko mais ñële dañ ko woo wax que liñ koy wax mu tontu direct de l'étranger loolu c'est pas bien noo koy jàngatee kon loolu loo xam ne ci biir secret lañ la ko joxee loolu nga daal di dem publiquement wax ko lu ma wax keroog waaw dafa mel na moom mu nga ca saal ba làqu ci ginnaaw benn bunt di leen déglu di ñu déglu te gisuñu ko bu bu jékki-jékkee xëy na am ñu ko fa seetsi ca ginnaaw bunt ba mu ne leen ba ngeen génn fii ma leen jox ne leen def leen ko ba ngeen def leneen loolu la boobu impression image la kon kay yéen benn image la moom nekk foofu mais image la dañ leen joué loo film mais film bu doy waar moom lañ leen film bu doy waar woo leen ci benn man nag cadre dama de daan reetaan rek concertation ba jékki-jékki ma ne amatuma temps toog di reetaan maa ngay dem lijjanti leneen ndax askan wi soxla nañu ci leneen mais concertation bi ce n'était pas du sérieux waxuma dara nag président bi parce que nit ku baax la ambassadeur Seydou Nourou Ba nit ku baax la waaye moom lu mu mën su fekkee ni majorité bi dañu fa nekk ñu leen di imposer ñu bëgg ñoo imposer moom lu mu ca mën administration nga fa waaye xaw ma nu mu demee donc moo tax yow daal nga cinéma la man dama taxañ samay bagages dem waaye bi nga demee it teewul ñoom tënk nañ nee nañu 3 points d'accord la ñu am na am lu ma jaaxal ci tënk bi waaw mooy lan moo ma gën a jaaxal nag ci tënk bi parce que tënk bi ci boppam nee nañu 3 points d'accord moo am waaw desit bi yëpp amuñu ci accord fii ñu ne xawma lan la ay man daal wax nañoo wax a wax ba mais benn point moo ma inquiété mooy ban affaire mandat président de la république boobu dafa bokk ci désaccord yi ah loolu ñu réglé ko ci suñu référendum bi ñu génn mandat kay bu ñu ko kenn wax léegi 5 ans la di renouvelable une fois loolu la waaw waaye xam nga ni débat jógoon na ci am na professeur Babacar Gueye bu posé woon problème bi te ni mu ko posé universitaire la juriste di analyser texte yi ba mu gisee ne yëfi leerul na mu war a leeree te xam nga politiciens yi il faut ñu di leen moytu ndax nañuy mënee yeewu benn bis la ñu nekkoon ñu génn ca mën na indi problème alors professeur bi daan ne attention xoolaat leen texte yi daf ñu doon artu waaw ñu discuter ci foofu man sa nekk moo foon bañ fay discuter mais conclusion yi laa lire waaw ñu ne loolu ndax li ñu bëggoon ñun mooy ñu prévoir benn texte li ñuy wax disposition transitoire bu ñu defee constitution ba ca fa muy jeexee disposition transitoire pour leeral yëfi ne mandat bi ñaar la cote waaw bu ñu kenn indi problème ñaar la nañ ko bind mu leer sénégalais yi ne la looloo tax nit ñi voté ji woon de loolu lañ waxoon ci bopp askan comme leerul nopp sénégalais yi loolu lañ leen waxoon waaw te benn bi 7 ans la defagum mu war a def 5 ans te texte bi naan 5 ans renouvelable une fois muy 2 fois waaw sama xel ñaaw na de sama xel ñaaw na déet bu ñaaw waay parce que ñun waaye tamit nañ ñu dimbali waaw ndax 2011 nag wax dëgg yàlla ndax ñu ngi naan am woyaay na luñ yooyu fi dund loo xam ne bëgguñ koo dundaat ñu ngi naan woyaay yooyu mais nag bëgg naa côté boobu assemblée nationale rek la ko définitivement
déet man boo ma naan problème bu ñuy régler man damay jaaxle man maa ngi tiit. mais parce ndax que foogoon naa ne loolu ñun évacué nañ ko ci 2016 bi ñuy def référendum. mais parce que yëf bi bu leerul nit mën na see dugal xaw ma la porox ndool la xaw ma. pour jàllaat. def ci ndëgg sërëx rek. te yow loolu nga gis loolu la ñu gis. wóoluwuñu leen xam nga loolu la dañu leen wóoluwul. te yéen wax ngeen leen. fexe leen def ci disposition transitoire boobu noonu. waaw. waaye nguur kenn du ko xiif yenn xiif yi. te loolu nga gis côté bee. ma ni nguur kenn du ko xiif yenn xiif yi. wax dëgg yàlla sénégalais yi ñoom dañu xamul ni dañ ne xul-xunóor du yëg xetam. billaay xul-xunóor du yëg xetam. ay waay ñoo sonn waay. su fekkee nag dañu bëgg déjà di xool nu ñuy def ba jaaraat ba duggaat ba defaat ay mandat waay ngir yàlla nañ ñu abal. loolu duñ ko nangu sax ndax ñun dañ fee dund loo xam ne kenn duñu ko imposé waat. nañ ñu abal mais yow kon bu ma la déggee professeur ndax yow juriste nga. waaw nekk professeur agrégé en droit. waaw professeur Babacar Gaye di professeur su ngeen ñuy wax lii da ngeen ñuy tiital. maa nii ñun ñi xamul droit miinuñ si lu bëri da ngay tiit. ñu ne leen na yëf yi leer def leen disposition transitoire ne bu 7 ans yi jeexee juróom bii mu jeex tàkk muy ñaar. waaw ñu ne duñu ko def. lànk duñu ko defagum léegi ñu ne da ci li ma liir. waaw dañuy xaar ba élection 2019 jeex ñu mën a xaatim loolu. loolu war nañ xam ko nga xel ñaaw na loolu war nañ koo xam nga xel tey na lan moo tax li ko sama mbokk bi di waxee kono photo lan la. qu'est-ce qu'il y a quel est le problème pourquoi xam nga ñun nous n'avons pas les dirigeants que nous méritons ñun ñi ñu yilif wallaay mérité wuñu loolu ñoo xam bu ñu yeewoo suba ba guddi nu ñuy def ba jalgati rek ëllëg ñu seet naka la ñuy def ba coono gi ñuy dund tey jeex suñu doomi seen coono ba ñuy dem ci gaal yi wala ñuy dem Libi ñu leen di def jaam jeex xiif bi jeex insécurité bi xamatuñu lu ñuy def xamatu lu ñuy def Aly Ngouille Ndiaye yaa ko tudd sànq muy xaacu ba ma ko gisee nag dama am déception mu naan waaw dañu koy falaat ay waaye am na lu mu war a def ndax réew mi kenn nelawatu bay xandoor xale yi sonn nañu ñu ngi leen di def yu ñaaw violence bi ni mu demee waaw loolu dinañ ci ñëw sax xale yi nga xamante ne dañ leen di violence bi ni mu demee ak nga ñenn yaakaar ñi ni rey moom amul leneen lu mu def lu dul naan day xaacu pour président de la république faluwaat moom naka dañ leen mën a faloo bu fekkee ni kenn mënul dox ak tranquillité ci réew mi kenn mënul a nelaw ak tranquillité nit ñaa ngi sonn insécurité moom li mu waroon a def au niveau du ministère de l'intérieur daf ko doy sëkk assurer suñu sécurité suñu kaaraange ndax ñu mën a liggéey ak ñu mën a nelaw defu ko ñu wax ko muy xaaju naan président daf koy dugal laat ca palais ba waay non yii daal Sénégal daa xàmmeewuma ko xàmmeewoo Sénégal déedéet kon daal concertation mu kon man comme lii yëpp nga ci wax ak vraiment man mii seetaan film moom taluma ko nekk ni askan wi Walfadjri tal na leneen lu mooy di wax ci waxu film léegi nañ wax ci leneen xam nga professeur lu mu wax la montagne qui accouche d'une souris mooy loolu maanaam ñey wi ba mu wasinee fel la wàcce doy na waar fel ñey wa waaw ba mu wasinee fel la wàcce fel waaye fel wa nag danger nga ca waa danger boobu sax ci laay ñëw ak yow ndax fel boobu nga ne danger la ci laa lay fekk si ndaxte fi mu toll nii kóolute moom amul ci diggante nguur gi war a organiser élection ak kujje gi ak it non aligné yi ngeen bokk waral sax opposition moom jóg laxasaayu ne dañuy def doxaanu ñaxtu ndax ñaawlu bile processus ni mu demee ma jàpp ni ndax jàpp nga ne yow it ni recul démocratique la ci Sénégal. dégg loolu li ma la wax man nag dama fekkee Senghor fekkee Abdou Diouf fekkee Abdoulaye Wade
fekkee Macky Sall xamuñu dañu amoon yaakaar ci Macky Sall waaye man li ma gis tey mosuma ko gis ci Sénégal mooy lan maanaam nappaaje suñuy àq ak suñuy yelleef teg ñu buumu njaam la laa wax li ma gis tey régime bi dafa teg sénégalais ay jaam takk leen jël chaîne takk leen mbuumu njaam. kenn anam la ko defee. mais bare na li muy def yëpp lépp lu mu def ci affaire économie bi ni ñuy gérer affaire pétrole beeg yeneen i problème xonq noppi nit ñuy traité affaire élection yi ni ñu ko bëggee di jalgati ba nga xam ni ñun la ñu war a def ak la ñu bëgg mënuñu ci dara dañu jël dañ ñoo chaîné na jaamee nañ lañ daan def noonu la actuel régime di def. foofu xanaa da ngay rejoindre bâtonnier bu Cameroun bi fi ñëwoon ci procès Khalifa Sall daal di ne Sénégalais dañ leen castré. ma ni maa ko jëkk a wax Malick Lamone di mer. marche bu mujj ba amoon loolu laa fi waxoon maa ko jëkk a wax xëy na Camerounais bi ca man la ko gisee. dégg ko mais man li ma yëg ak ñi ma wër la ñu yëg loolu laa remarqué gis nga Sénégal. même classe moyenne amatu fi ñëpp a ñàkk léegi ah mais oui ku am amatu fi léegi mani xanaa ñenn ñi ku ci nekk na nga xool sa bopp waaye à part ñenn ñi ñëpp a ñàkk classe moyenne ñooñu nga xam dañ doon wax ni am nañu oto am nañ lu ñu lekk ñetti yoon par jour et cetera dañuy dëpp kàddi mais oui bu njëkk ñeneen ñoo daan dëpp kàddu ñëpp ñeneen ñi ne dañ ñëw fekk si leen amatul lu ñu fajo amatuñu lu ñu jëndalee xale yi seeni doom ay fourniture wala di leen faye école mais ngeen war a xam ne dëkk bi metti na. waaw léegi dëkk bu metti boobu noonu bu ñu la nee dëkk bu mel ni France nag fi mu ne nii daf ko teg loxo lool ñu ngi ko doon wax ci pétrole bi ak Total. doon ko wax ci wàllu infrastructure yi Eiffage autoroute bi ñoom it ñu ne terre bi SNCF war a ñëw nag war ñoo doon suñuy gendarme maanaam organiser ñu ko yoroon ñu ko te Transrail moom mu ngay dugg ca kàmb yee bay xalangu loolu nag noo koy jàngate am na loo fàtte mooy la ñuy lekk waaw tubaab yi ñoo ko yore Auchan moo fi nekk ak Casino netatu ak soble ak bisaab ak ñoom seen waaye ñoo koy jaay léegi ma de dama waaru ci àddina loolu kenn mës na koo gis yow manque de souveraineté manque d'autonomie ba ci lekk léegi Auchan mooy jël avion ñëw di ñu jaay bisaab ak sànqal ak araw fu ñu jëm man na nee naa lànk barke démb laa dem marché caaro yi dugg sama pañe ba mu fees saaku yi lay def foofu ba mu fees duma dem Auchan dafa jënd bisaab ak netatu duma ko nangu alors boo jëlee loolu jël li nga joxe exemple bi SNCF ne Transair mu ngay suux mooy li may wax xam nga lu may niru la sañu maam ya dundoon période coloniale ba tubaab yi noot ñu moom moo dellu si waat te kat ma wax la dara Ndey Fatou waaw ba ma jógee France yàggul waaye français yi ñoom dañu sonn léegi ah ben oui seen économie dafa nekk en recul bu méttee léegi nag fii la ñuy ñëw nag pour ñu jàppale leen ñu suqaliku man nag bañuma loolu ndax coopération internationale dafa normal benn réew mënul dund yow rek waaye gagnant tam da ciy am solo mais gagnant da ciy am solo premièrement deuxièmement nga protéger sa économie soo protégé wul ubbi ko ñàpp ku ñëw jël la ngay jël dem dootoo am dara sa askan duñu mën a ti dara te loolu moo ñu nar a dal bu ñu deful attention ñële ñu ngi profiter ci ñun di yokk ñun ñuy gën a ndóol loolu moo baaxul
ci wàllu yoon yëg nga li am ci mbiru Aïda Ndiongue ak CREI yi ñoom dañ ko defal non-lieu maanaam sete wecc lañ la mës a tuumaal ak lañ la doon joxoñ baaraama tuumaal yi bañ ko xoolee ba xool daal France dara amu ci muy lu ñuy mën a rafetlu ci ne jigéen la doonoon nit koo xamante ne daan na góorgóorlu ci réewam tey jii ñu xoqataloon ko ci wàllu yoon kon bu ñu demee ba tekki yooyu buum moom dañ koy rafetlu rawatina ci semaine de la femme bi mais ci beneen wàll crédibilité justice tam dafay nekk en jeu ndax yaa ngi fàttaliku may fàttaliku ñëpp di fàttaliku conférence de presse bi fi procureur defoon daal di ne alalu Aïda Ndiongue dafa mel ni nga jël ay 10 000 lalee ko Thiès ba Dakar daal di ne sénégalais bu ne am nga ci wàll wax lii la am ci bijou lii la am ci xaalis lii la denc lii la kii tey bu ñu ñëwee loolu ñu jukki woon yëpp ci alalam tey de ne liñ ci doon njort maanaam enrichissement illicite amu ci crédibilité justice tax du fa nekk en jeu ci sa gis-gis. en tout cas tooñ mu nga ca te tooñ boobu base bi fondement bi ci jëkk mooy CREI dafa juddu ak li tubaab di wax dafa am tare congénital. dafa am tare congénital maanaam dafa juddu wayadi xam nga wayadi ndax buñ la nee yow sa or bu bare bii sa kër yu bare yi da nga ko sàcc waneel ni sàccoo ko waaye toroxal nga gor sonal nga gor kon moom foofu lañ ko jëkk a tooñee Aïda Ndiongue te muy jigéen joo xam ni dafa yàgg liggéey daan doole man dama ko mës a jàppale ragaluma ci woon kenn sama yoon nekku ci woon xamoon naa ni dañ ko tooñ ndax dama gis na mu évoluer jigéen joo xam ni jigéen ju am jom ba am li muy am waaye beneen ñaareelu yëf yi mooy li gën a metti ci yëf yi mooy ñoom dañu sàkk tànn ñañuy sonal ak ñañ dul sonal CREI bi ñu ñëwee liste la ñu wax xaw ma 25 lañ waxoon ñaar fukk ak juróom ana ñoow ña kenn wala ñaar ñoo leen ca saf ñu sonal leen donc yëf yi àq bu baree nga ci waaye bu ñu xëyee def non-lieu ak liñ ci wax yëpp ak li ci procureur def conférence de presse yëpp yow ban yëg-yëg nga ciy am mais di leen wax ni CREI bi ci boppam la ñu war a seetaat mooy lu bon CREI bi la ñu war a seetaat mooy indi amoo am ay problèmes yu bon ay problème mu preuve ak problème mu joxoñ nit parce que gis nga ni am na nga ni ko foo ko jëlee loolu mais yàlla day may am n'est-ce pas ku am nag ñu ne dañ lay yóbbu toroxal la loolu mooy problème bi kon boog man je considère que ni ñu ko defee non-lieu nii génne ko tëj ko ay at waxuma sax nit jigéen la nit la mais fii dañuy fowee tribunal prison doo def dara ñu jël la sànni ca kaso xamuñu ni kaso baaxul day yàq nit day sonal nit bàkkaar la yóbbu nit noonu kaso donc je pense que war nañu seetaat daal suñu ni ñuy doxalee justice bi au Sénégal il faut que ñu travailler ci te candidat à l'élection présidentielle il faut que mu liggéey ci mbiri seet naka la ñuy defaraate suñu justice ndax justice bi kat waru fi nekk pour toroxal askan wi waru fi nekk pour mettital askan wi waru fi nekk pour yàq askan wi waaw justice boobu sax ci la ñuy des ak ki waraloon sa coow ak président Macky Sall détenu arbitraire ba woon ca jamono yooyu te léegi mu dem Doha am na jamono yee Walfadjri quotidien moo am exclusivité bi ku ko bëgg ku ko bañ loolu la yàlla dogal ñu génnee document bi ci Banque mondiale joxoon autorité sénégalaise yi bi wane ni Karim Wade liñ ko bëgg a topp ci CREI yi taxawul fenn ndax ñoom def nañ ay enquête xam ne enrichissement illicite bi ñu ko bëgg a toppee nekkul ci moom boobu mbir yow ndax ba nga nekkee au cœur du système bokkoon nga si ñu ci jot document boobu tout d'abord
ma laaj la loolu. non man jotuma non bi ma nekkee au cœur du système fan c'est-à-dire fan. maanaam ba nga nekkee conseil ministre conseiller ci palais non man jotuma ko woon la taxoon ma réagir bare woon na d'ailleurs yu bare. man du woon Karim rek laa doon wax dëgg am na yeneen yu bare yu ma wax. ba ñu xaw ma ci mere mais dama doon wax parce que dama war a wax. da nga war a wax waaw mais. yëgoo ko woon. non yëguma ko woon. waaw mais yow en tant que juriste. ba document boobu noonu. ndax may na xel ñu ne kon Karim Wade li ñu ko defoon ci wàllu CREI yooyu yëpp mën na juri non-lieu comme non-lieu dafa xew. ah il faut que waaw il faut que justice bi yore ko étudier document bi ñu juger avocat yi défendre yëf yi noonu la juge yi avocat yi ñu def ñu plaider yëf bi juge bi joxe décision man na mënuma présager de ce que le juge va dire en tant que juriste damay def toujours ndànk. waaw mais bu document bu ni mel kon day may ñu ubbi waat boobu procès kon boobu document su fekkee ne ay avocat am yor nañ ko day may buntu ñu ubbi waat procès. waaw révision exceptionnelle. pour fait nouveau c'est possible. waaw loolu lu mën a am la. par exemple affaire bi tëj. mu am lu bees lu ñëw. mën nañu ubbi waat procès bi. ngay enseignante nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jamono yi dégg nga trouble ya fa am étudiants yi ñu ngi laaj surtout lu jëm ci wàllu seen bourse secteur éducatif bi sax du ñu ne université rek la ndaxte grève yi G6 dégg seen plan d'action boo xam ne dañ ko door ci ayu bés bii mu war a jeex ayu bés ba ñu dëkkmal waa tamit FEDER ñoom it lu ni mel la ñu ñëw indi ko ci xeex ñoom it une semaine la ñu nar a def muy accord yoo xam ne gouvernement da ko signé woon mais respecté wu ko secteur éducatif trouble yi ci am yow yan solution nga jàpp ne buñ ko ci tegee dootuñ déggati grève parce que Sénégal mooy réew boo xam ne fu école tijjee yow dina la biir nga dogg ci ne grève dina am. xam nga solution yi fu muy dooree. xam ni xale yi dañu am àq ak yelleef ci seen mbirum éducation. charte yi nga xam ne Sénégal daf ca bokk ñoo ko wax am na benn pacte 1966 sur les droits économiques sociaux et culturels daf ci def ay développement yu bare xale yi dañu am àq ak yelleefu éducation Sénégal dugal ko ci ay chartam mooy première solution ñaareel bi mooy sàmm kàddu respecter engagement boo demee ba wax balaa ngay wax nag wala ngay signer del tourner sa loxo juróom-ñaari yoon wala sa gémmiñ juróom-ñaari yoon mais boo demee ba def ko waaye respecté ko soo ko respecté wuloo sa bopp kon boog nañu respecté engagement yi ak enseignants yi négociation jeex na waaye toog ci taabal pour jël décision ci affaire engagement yi ñu war a respecté la ñu war a def li may wax nag mooy Sénégal nit ñi ñàkk nañu waaye Sénégal ñàkkul xaalis am na. xaalis waaw. ak coowal xaalis yi ngay dégg ci secteur bu ne éducation santé milliards yi dañu bare. kon fu ñu nekkee ban côté. loolu nga ma war a laaj. fonds politique yi nañ leen xoolaat ak nañ koy joxe benn ñaar. Sénégal nañu bàyyi li tubaab di wax gabegie. gaspillage yàq bi xoola xaalis bi ñuy jël di rangale ay bus ñuy dem fu sore bus bu nekk 100 wala 200 000 wala 500 000 nga yóbbu ko jox nit ñi xaalis pour ñu taxaw tàccu la loolu tant que mu ngi fi mais xaalis du fi am. mobilisation yi. ma ni Sénégal dafa bari yàq gouvernement pouvoir day yàq actuellement li ñuy yàq dafa bare lu nekk na ñu bëgg kaa samp structure bu nekk ñu créer ko muy indi muy jël ay milliards nañ ko jox enseignants yi xam nga lu tax gis nga jàngale ak faj enseignant ak médecin kenn amul seen pay waaw parce que enseignant bi mooy tàggat nit ki def ko mu nitee médecin bi mooy faj ku ñu fajul na yàlla xam nga du dëgg ñooñu nañ leen wekk jox leen seen place jox leen seen àq ndax kat ma wax la dara ci enseignant parce que man jàngalekat laa
bu boppam feexul du jàngale lu baax soo xalaatee ne fayoo location loyer doo xalaat xale yi soo xalaatee ni bàyyiwuloo dara ca kër ga lu ñu lekk xale yi doo dugal seen bopp lu ca dugg kon ba nañ jàppale enseignants yi suñ leen jàppalee ñoom it ñu xam ne droit à l'éducation grève moom exception la war a nekk kenn warul di nekk di grève rek déedéet droit wu xale yi moo ëpp droit de grève donc ñu xam ni droit à l'éducation am na gouvernement na respecté kàddoom ndax loolu mooy nit. premier ministre nee na ñoom il faut ñu wane ne ay patriotes lañ enseignants yi maanaam surtout syndicalistes yi grève maanaam ñu wane ne ay patriotes lañ rek maanaam dañuy jël seen tur takk seen ndigg duñu lekk duñu naan ba pare dem jàngale daañu dugal dara ci biiru nit ñi xale yi duñu ci dugal dara man enseignant laa man xam naa enseignant bu amee yenn souci yi bu taxawee xale yi la muy dugal ci biir du seen bopp yi du bare waaye enseignant yooyu surtout professeur titulaire yi ñoo bëreetul dégg naa université ndax loolu mën nga ma koo dëggalal ñu mel ni yow ak ñi nga xamante ne ñu ngi foofu noonu nekk ay professeur titulaire dafa nekk en manque rupture dafa am foofu ci professeur titulaire à l'université mais kaay ma wax la dara dafa am rupture te ñu bare ñu dem retraite gis nga li leen dal lan moo leen dal loolu sax man bëgg ñemewu ma ko wax ci wax ñu ko wal fajjiri nag fii lay leeree lu lëndëm rek bu ñëwee fii day leer ngay jàngale di def doctorat di def ay agrégation di def ay titularisation ba wér sa àlluwa jàngal askan wi dugal dara seen bopp dem retraite ni ne la 100 000 200 000 ngay am par weer. professeur titulaire wala chargé de cours nga may wax. mani am sa licence am sa doctorat yenn saa yi nga am sa agrégation am nekk professeur titulaire teg ca la nga cay teg. wéer sa àlluwa amatoo loo jàng génn former xale yi defar leen tàggat leen ñu nekk ci yenn situation yi nga génn ñu ne la 100 000 wala 200 000 par mois. ñu ci bare ñu ngi ci seen. agrégé ak ñëpp ñu bare nag maara day taalib ñu ngi ci seen bakkan di ci rot ndax dañuy nekk situation bu méttee fekk na am nañu ay doom ak ay sët yu nekk ci kër ga mënu ñu leen jël en charge. am na ci ñoo xam seeni soxna dañ leen wàcc ndax yëf yi dafa metti dootu ñu dëpp kàddir donc c'est un problème donc pour en revenir à li nga ma doon waaw professeur agrégé yi manqué nag yi war a ci réew bu mel ni Sénégal temple du savoir ni université Cheikh Anta Diop ak li mu undu yëpp ñu suñu compagnie gi léegi ñu war a libérer université léegi ñu war a dem retraite waaye nag li ma la koy waxee professeur da nga ni titulaire exceptionnel. waaw balaa ngay nekk loolu xam nga la foo jaar. baccalauréat licence master doctorat bon bu dee ñun en droit agrégation nga jóge fa xaatim def ay article jaar CAMES ñu ne la professeur titulaire nga continuer di góorgóorlu ba ñu ne la classe exceptionnelle. loolu yomb na. ñooñu bu ñu demee ku leen di remplacer. kon bu ngeen gëstoo gisu leen kenn ku leen remplacer. du bare. presque doo gis presque tuuti ngay gis. loolu lu muy tekki xale yi ñoo jàngatul wala ñu leen jàngal moo amatul. loolu dafa gudd nag te yombul te nag ma wax la dara. moom laa doon wax keroog benn journaliste. ma ne ko les vieilles marmites font les meilleures sauces maanaam kàddir gu màggat. moo gën a mën a soos. loolu xam nga lu ma signifié. waaw su fekkee dañuy encadrer jeunes yi. ñi am seen master par exemple ñëw nekk ay assistant di def ay thèse ak yooyu. bu fekkee nag am nga jaar soo leen di encadrer dañuy gaaw a mokkal de boo fa nekkul nag pour encadrer leen dañuy soox ba yegg waaye nag boo fa taxawee di leen encadrer day baax. te ñun thèse yi di encadrer étudiants yi. di encadrer docteurs yi. ak préparation concours d'agrégation bi et tout ça donc ce n'est pas facile. moo tax ñooñu seen demum retraite. il faut ñu di ko seet. te yàlla seede na ni xaalis taxul mooy wax. dama ni encadrement étudiants yi.
encadrement doctorant yi encadrement ñiy def concours d'agrégation moo tax nag suñu présence baax fa ñu jeexalee rek émission bi ak fait bi nga xamante ne dama naan phénomène sociétal la xale yi ñuy jël di leen di fab yóbbu ci yenn anam yoo xam ne seeni waajur dañuy wër ba sonn am ci jaaxle ak ñenn ñi nga xam ne jot nañ leen rey xeltukat yi rawatina psychologue yeeg sociologue yi ne toujours dafay am bu ñuy jot dëkkmal ay élection ñenn ñi di ci wax wàllu rituel ak it sacrifice Sénégal 2018 ndax war nañu mën a accepter yi façon doxalin. Ah non bien sûr boo ma laajee loolu kay dama naan la mënuñu koo accepter même du tey yàgg nañu war a mën a bañ a accepter loolu xam nga xaleel alalu yàlla la xaleel taraanga nga koy wan teete ko ndax mu nekk mag mu bare barke loolu la ñuy ñaanal xale yi mais bu ñuy jël xale yi di leen toroxal di leen alak mais ñooñu yàlla la ñuy xeexal ak ku ko mën a def nag yaa ngi xeex ak suñu boroom ndax suñu boroom moo fi teg xaleel bëgg ñu wekk ko boo koy toroxal nag yaa ngi attaqué di gaañ di pas gaañ sax mënoo ko gaañ waaye yaa ngi attaqué suñu boroom mani nag bu fekkee nii parce que wóoruma su fekkee ni ay élection moo tax ñu di ko def ku def loolu ndax mérité nga ñu woteel la ku mel noonu kenn war ko woteel ndax day yàq askan au lieu mu defar ko man day ku mel noonu bu ma ko xamee ràññee ko dama koy moytu ndax danger la ndax képp kuy yàq société bi waruñu la danger nga waaw mais autorité publique yi ndax amuñ ci tamit part de responsabilité maanaam fexe ba sécuriser askan wi mais moom laa lay wax sànq ma dellu si waat ci suñu càmmin Aly Ngouille Ndiaye dañu koy ñaan mu bàyyi mbirum politicienne bi muy def te dem fexe ba ñu aar askan wi moom dafa yore sécurité intérieure réew mi kon boog moom moo war a fexe ba suñu fit dal ndax léegi Sénégalais dañu tiit dañu ragal la peur te loolu war na fexe ba nga xam ne ak ñi muy liggéeyee la police gendarmerie surtout mais ñu aar askan wi surtout moom police la mais ñu aar askan wi ngir yàlla parce que askan wi jaaxle na voilà li ma ci bëggoon a wax. jërëjëf professeur Amsatou Sow Sidibé maa ngi lay sant di la jaajëfal di fàttali ne yow professeur agrégé nga en droit titulaire de classe exceptionnelle jiite it parti politique bi di Kaar Leneen doonoon suñu gan ci sorti mu bàyyi la nga tàggatoo. li may tàggatoo daal mooy nguur gi ñu ngi fi avant élection 2019 nañu góorgóorlu ndax réew mi dafa metti dañu sonn. ñëpp a sonn ci réew mi ba mu des xanaa lu tuuti nañu góorgóorlu lii ñu yàlla baaxeel ci am nañ ko séddale ñëpp mën cee bokk ku bëgg faju nga faju ku bëgg jàng nga jàng ku bëgg lekk nga lekk waaye niñ koy defee mu nekk mbirum paccoo ñeneen ñi ñu di leen bàyyi ñuy torox loolu laa ne na dagg loolu daal laa bëgg ñu dagg te nañu assurer suñu sécurité tax xale yi nañ leen aar alalu yàlla la xaleel ñun li ñu xam mooy teraanga ci kaw xaleel waaye xamuñu alak xaleel loolu daal laa bëggoon a terminer di la remercier jërëjëf di remercier aussi ñi ñuy seetaan ñëpp jërëjëf professeur Amsatou Sow Sidibé di la jaajëfal bu baax auditeur ak téléspectateur yi ñu doon teewlu ci seen émission sortie di jaajëfal nag sama jëwriñ sama sëñ Saliou Bey El Hadj Saliou Bey maa ngi koy jaajëfal bu baax ci wàllu production bi duma fàtte sama rak Zeyda Mariama Ndiaye di ko jaajëfal Demba Thiam dem Podor ñu ngi koy sant bu baax ci montage bi duñu fàtte it benn yoon oustaz Assane Diouf mi nga xamante ne moo yor coordination bi mbokk yi jaa ngeen jëf jox leen rendez-vous beneen ay bés ci beneen émission sortie incha allah.